Un seul fait anime les commentaires actuellement à Kolda, c'est que Serigne Touba, le fondateur du mouridisme, serait apparu dans une maison située au quartier Hillel dans la nuit du lundi au mardi. dama génnoon démb ay 1h du matin pour dem sawi ji bi ma génnee nag ma pare tuur ndox ma ne damay dellu rek sama yaram bi yëpp. Je revenais des toilettes vers 1h du matin. Après, j'ai eu des pressentiments au point de tomber. Après, quand je me suis retourné, j'ai vu Cheikh Ahmadou Bamba accompagné de Cheikh Ibra Fall. Je me suis précipité vers eux, m'agenouiller pour réitérer mon appartenance à la confrérie mouride. Le guide m'a dit: Assalamu alaikum, sunu mbokk leeral ci diine l'islam maa ngi leen di nuyu. bu ñu ñëwaatee ci photo yi ñi nga xam ne ñoom tam dañoo ne gis nañu Serigne Bamba ak Cheikh Ibra Fall nañu ko def nañu ko seet adilla ak liya nag liya ñu seet ay preuve yi nga xam ne mental ak preuve matériel bu ñu seetee affaire bi bu ñu ko constaté affaire bi dinañ ci gis ay éléments yi nga xam ne dañoo nangu réaliser affaire bi Serigne Bamba bëgg na taalibe am yi itam bëgg nañu ko. Cheikh Ibra Fall bëgg na taalibe am yi itam bëgg nañu ko. léegi su fekkee ni Serigne Bamba day ñëw ba Kolda rek moom ak Ibra Fall ñu dem laqatu duñ ñëw Touba duñu feeñal taalibe yi te ñu feeñal ñeneen xanaa donc Serigne Bamba ak Ibra Fall léegi dañoo d'accordul ci waa Touba ci lu ñuy def. Pourquoi ñëwuñu su fekkee ni daa dagaloon yàlla dagaloon nañu ñëw pourquoi ñëwuñu ci màggal yi ñoo gën a mag ci seen manifestation moo gën a mag ci seen fête moo gën a mag ci seen iid pourquoi Serigne Bamba ak Ibra Fall ñëwuñu pourquoi ñëwuñu foofu ñu gis seen njaboot gis leen parce que xam nañu nit bu ñu nekk ci tàggoo su fekkee ne ñu ngi waaj a tàggoo xam nga boobu waxtu bu gën a métti la waxtu bu gën a naqari la parce que c'est al firaq sahiladi صاحب الدالية إن الفراق يروؤنا في هذه فكيف بأبعد إن الفراق يشوقنا ويروؤنا في هذه duniya fa kayfa bi abadi dama xaw a fàtte kii bi shi'r bi mu ne takkaliku dafa nal firaaq ay suuguna su fekkee ni ñu ngi takkaliku ci voyage wala ci voyage yu gën a sore mooy tàggu àdduna mu ne firaaq yooyu mu ngi njëkk a wax ci firaaq àdduna bi firaaq fii bu ñu su fekkee sax su fekkee seulement su fekkee rek dañoo doon tàggoo ci tukki dafa métti
dafa indi ay mbugeel yi nga xam ne dafa métti quoi mais kenn ku nekk dafa gën a bugg keneen ki du bugg a tekkali ko ak keneen ki mu ne fa kayfa bi ab adi mu ne donte nag tukki bu gën a mag bi mooy dellusiwaat ci yàlla subhanahu wa taala boromam mu ne firaak ci àdduna bi takkaliku ci àdduna bi ci tukki yi daa naqari trop daa jafe trop mu ne beneen takkaliku bu gën a mag bi nag mooy séparation fii ci quitter le monde ça veut dire su fekkee kenn ki day dem keneen ki mu ngi des foofu la gën a naqari léegi nag maa ngi ñëwaat léegi nag ci lii lépp su fekkoon ni dañoo calculer dafa dagan ci boor yàlla ku dee mu mun a ñëwaat fii ci àdduna loolu naqari bi nga xam ne bu gën a métti bi mooy dee boobu duna faju parce que sa papa bi nga xam ne dafa la naqaroon bi muy dem bi nit yi yanu ko ci bopp comme ay montagnes yuy dem mu naqari la nga nekk foofu di jooy di kii di xotti ay mbubb di mbéj sa bopp su fekkoon ni papa boobu ñëwati na defe naa ni naqari boobu yëpp dina faju yëpp dina dindi et puis fii ci adduna bi nit su fekkee rek ñëw na ci nit yi dinañu ko gis su fekkee nit ñëw na ci nit ñi dañ koy gis kenn mënul ci wetu nit ñi fekk duñu ko gis bu ñu jegantee rek dañuy gisante loolu la yàlla def ci nit ñi loolu mooy secret bi nga xam ne moo ci bani aadam su fekkee ni jegante nañu rek dañuy gisante entre guillemets su fekkee lu ñuy wax nib inirki ci pulaar mooy nga def benn galgal fekk nit ñi duñu la gis non nit ñi dañu lay gis wanta seen xol yi mooy gémmentu quoi seen xel yi mooy gémmentu mooy xawma nan laa ko mën a wax nit yi mun nañu la gis wante duñu mën a def dara duñu mën a seytaani moo leen di jàpp duñu mën a wax dara duñu mën a def dara ba nga dugg nga sàcc li nga doon sàcc wala nga def li nga doon def nga daw nga dem sa yoon boo demee nag ñu doog a fàttaliku nag am na ku duggoon fii wante su dul loolu nit su fekkee rek ñëw na ci wetu nit ñi dañ koy découvrir dañ koy gis c'est impossible loo Cheikh Ahmad Tidiane wax waa gis naa fi yenante gis naa fale yenante duna ñëw ci wudare wazifa yi ci seru wazifa bi moom ak saxaaba yi yëpp bu ñëwoon rek dañu leen a gis dunañu leen a gis nit kay bu ñëwee rek ñeneen ñi dañu koy gis wala bu muy wax nii wala moom kay gis na yonante fii ci xaaru Hira lan lay wax ci Abu Samghun abra abi Samghun wala qasra abi Samghun ñaar yëpp mu ngi foofu mu ne gis na foofu yonante bi te moom rek moo koy gis kenn du ko gis loolu problème la loolu dafa am complot bu ci nekk dafa am lu mu kaasee wanta yonante bu ñëwee ni mu buggee xeetam nu ko xeetam buggee bu ñëwatee fii ci àdduna duna demaat mu seetaat projet am yi mu seetaat ndax réalisé nañu ko mu dem fii dem fale xam ngeen léegi affaire boobu sax boo xalaatee daa mënul nekk ça veut dire yonante benn yoon rek lay ñëw su fekkee ni yonante bi ñëwaat na fii il faut mu xeexaat ak yéefar yi parce que yonante moom bu ñëwee rek day jotali wax bi donc il faut mu xeexaat ak yéefar yi il faut mu mobiliser waat affaire yi yëpp
wante yàlla waxul loolu ci alquran waxul ni yonent bi dina ñëwaat mu defaat lu mu defoon wala mu xeexaat ak ñu muy xeexoon wala ak ñeneen yi waaw beneen affaire bi tam mooy lii ab affaire nasara yi ñoo ko doon def ak yahudi yi ñu dem ba ci yàgg ñu ne Vierge Marie mooy yaayu nabiyullahi Isa ñu ne gis nañ ko Chartres fu ñuy wax Chartres ñu dem foofu di def ay pèlerinage fale ci Portugal ñu ne gis nañu Mariam ci ou bien Fadimata ci béréb tel après ñoom tam ñu def foofu ay pèlerinage léegi loolu rek xam nga soufisme yi loolu tax ñu ne dañoo jël ci caractère nasara ak yahud dañoo jël ci jikku nasara ak yahud loolu moo yàq turuga suufiya yi loolu tax nañu moytu les turug suufiya parce que les turug suufiya di elata loolu ci pulaar mooy ki nga xam ne am na lu ma bugg ci lekk bi wante am na ay certain aliment certain lekk bu ko gisee du ko bugg a lekk wante turug suufiya dañoo lekk lépp daa dagan lépp daa permis lépp c'est facile lépp c'est facilité loolu mooy problème turug suufiya yi loolu tax nañu leen moytu ñu dellusiwaat ci alquran ak lu yonent bi wax su fekkee facilité mu ngi ci ni def facilité bi su fekkee deful facilité bi ñu moytu affaire bi ñu ragal yàlla ñu maandu ci loolu loolu tax man loolu laa amoon li may wax ci vidéo bi wanta lii du mun a jaadu Ahmadou Bamba ak Ibra Fall bu ñu ñëwoon ci Kolda dinañ egsi Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu